am nañu moyen yi tax comme réew yu moderne yëpp nañ ko amee ku def lu ñaaw ci internet dinañ la identifier daañu la arrêté jébbal la tribunal mu àtte la. ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi sur chaîne bii di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. te rek dañuy wax ci benn information boo xamante ni jotoon nañu ci laaj du benn yoon du ñaari yoon naan nu mu demee. mooy benn projet de loi bu Macky Sall di waajal pour nee na réguler réseaux sociaux yi moo xam Facebook YouTube WhatsApp ak yeneen applications yi sénégalais yi di gën a utiliser. yaakaar naa ni itam ñu bari ci yéen dégg nañ ko te effectivement dëgg la ndax ci conseil des ministres du mercredi 3 février 2021 bi ñu weesu compte rendu baa nekk nii bu ñu wàccee ba ci suuf Macky Sall dafa sàkku ci gouvernement am ñu mettre en place benn dispositif ngir nee na encadrer réseaux sociaux yi. waxul sax dispositif yam ci mais dafa ni dispositif spécifique maanaam ay matukaay yu jéggi dayo ngir teg loxo bépp réseaux sociaux di segg lépp lu fa war a jàllam déet yenn abonnés yi ñu bindoon sax ndeysaan dañu commencé woon tiit di jaaxle naan baadu projet de loi bi yéen a ko tax jóg mais du ñun dong ndax léegi ku ne xam ne ni information dañ ko démocratiser li la média yi di nëbb boo ñëwee ci internet mu ne fàng loolu nag arrangé wul nguur gi fi nekk ndax dañoo yaakaaru ni bu ñu jëlee yenn journalistes yi ñu leen di xalamal jënd yenn patron de presse yi sénégalais yi dooruñu xam tuuxi duna yi ñu fi nekkee internet daal di ñëw weer leen du xalaat TV kese sinon dañuy jox suñu bopp màkkaama bu ñaamul duñu ndong mais ñun ak ñeneen bëgguñ lim ndax boo limee rek da ngay am ñoo bàyyi te mën na am nuñ ko gisee mais gis nañ ni internet mi ngi participer ci sensibiliser bu baax a baax population bi te buñ ko arrêté wul dina nasaxal seeni pexe tey bu ñu jëlee rek exemple vaccin yi bu dul woon réseaux sociaux yi instant bi waxuma ñu vacciné ñu mais ci ñun la tubaab yi di tester vaccin yi xool ba xam efficace na waaw wala déet lan moo tax amul réseaux sociaux yi moo tax loolu nag la Macky Sall bëgg a dakkal dañ leen di wax d'abord que ni projet de loi boobu noonu bindulu nañ ko ba noppi daañu leen dégtal point yi ci gën a am solo ak lan la ci Macky Sall jublu dëgg-dëgg ndax ci benn dictature la ñu nar a jëm boo xamante ni Sénégal mosu koo xam ci histoire am ndax Macky Sall li muy waajal daf ko nar a defee ci doole ndax parewul pour bàyyi nguur gi doyalagul liberté yëpp la nar a tënk ba benn sénégalais doo mën a am foo yuuxoo rax ci dolli ñu dooleel takk der yi ci ay moyens ngir képp ku sëqat ñu duma la fii lañ nar a jëm balaa 2024 dina métti trop ci sénégalais yi. balaa ñu ñëw ci projet de loi bi gouvernement bi bëgg a valider ngir teg loxo ci réseaux sociaux yi dañuy rappeler naka la ñu yegsee ci bile situation maanaam depuis ba Macky Sall faloo naka la def ba tënk liberté yi bi mu gañee Abdoulaye Wade ba noppi. au lieu que mu jublu ci liggéeyal sénégalais yi xool lan moo tax ñu folli Maître Wade mu jéem ci góorgóorlu mais xalaatam bu njëkk moo nekkoon naka la Abdoulaye Wade sàgganee ba perdre pouvoir lii la Macky Sall njëkk a posé wu comme question gannaaw buñ ko falee mu gis ni médias yi joué nañ ci rôle bu rëy a rëy ndax dañ daan organiser ay débat yu mag a mag di invité borom xam-xam yi ñuy waxtaanee jafe-jafe réew mi ba sénégalais yëpp yeewu ñoo ngi fàttaliku sax jamono jooju Youssou Ndour demoon na ba may waa Y'en a marre benn temps d'antenne TFM pour que ñuy sensibiliser sénégalais yi ci beneen wet ñoom Abdou Latif Coulibaly di génne ay enquête di def ay révélation yu garaaw bitim réew ñoom Souleymane Jules Diop nekk fa ñoom itam di sulli yenn mbóot yi contre pouvoir yooyu noonu à travers les médias bokk ci lu daaneel nguuru Wade rappel bi dafa am solo parce que mooy tax ñu xam fa lañ nar a jëm léegi nag bi Macky Sall faloo au lieu que mu tirer leçon ci liñ daan reproché Maître Wade defu ko dafa ni waxkat yi laay jël taf sama wet ban ci média yi la ñuy gën a suivre muy GFM damay def Youssou Ndour ministre may ko aussi mu placer ay nitam ci yenn institution yi par exemple wàllum droit d'auteur biir Sénégal ku dul nitu Youssou Ndour doo ko gérer fàttaliku leen BSDA kan moo ko yore woon Mounirou Sy moo ko gérer woon bu fekkee ma ci boole après ñu jëlee fi BSDA indi SODAV kan moo ko yor rakk Youssou Ndour muy Ngoné Ndour loolu benn étape la mooy contrôler benn ci média yëpp doole ci biir réew mi ba li ñuy woowee contre pouvoir du am parce que lépp lu ñu mënti wax Youssou Ndour bokk na ci les personnes les plus puissantes au Sénégal benn star mondial la ñaareel bi mooy ay support d'information am la ñu gën a suivre moo xam TFM moo xam RFM moo xam l'Observateur loolu moom nga bëgg ko wala nga bañ ko mooy li am léegi nag naka lañ leen di contrôler mooy bu Youssou Ndour mer lii la Macky Sall njëkk a réglé gannaaw ba mu faloo bañ na ko sax ba aide à la presse maanaam dimbal gi ñuy jox médias yi chaque année li GFM di am yeneen médias yi jotuñ genn wàll bi moo tax Bougane moom itam ci côté am at bu yàlla sàkk bu ndimbal yi génnee dafay gedd bosom ndax nee na dañoo war a publier média bu ci nekk ñaata nga am mais gouvernement bi dafa bañ di publier liste boobu noonu parce que li GFM di am bëggun yeneen médias yi xam ko ndax mën na créer ay problèmes yu rëy a rëy ci presse bi am na nag ñuy liggéeyee ci média boobu noonu muy GFM doon ay journalistes yu libre
Pape Djibril Fall képp ku koy suivre xam ni dara tënk ko Babacar Fall moom itam loo ko mënti waxal guerrier la mais li ñuy xaar dëgg-dëgg ci média bu mag moo xam investigation tojal yu yenn dossiers yi à travers ay débats yu sérieux amatul comme temps Maître Wade te du ñoom rek mais la majeure partie suñu média yi Macky Sall dafa fexe ba limiter leen. donc mu des ñeneen ñi nga xamante ni ñoo gënoon sonal Maître Abdoulaye Wade ci média yi te doon ay taskatu xibaar kenn ki mooy Abdou Latif Coulibaly Souleymane Jules Diop Madiambal Diagne Yakham Mbaye ak ñeneen mais ñooñu ñoo gën a siiw donc ñii soit dañ leen di neexee lay ndombal tànk ci gouvernement bi ñu noppi dootuñu wax ñeneen ñi ñu bàyyi leen ci média yi ñu nekk au service de Macky Sall mais ci ginnaaw ñu leen di jox ay neexulu guddi ak yeneen privilège da leen di jox rek benn exemple muy kaaw Madiambal Diagne ci nguuru Macky Sall lañ ko jox terrain wu 5750 mètres carrés ca Niaga Peulh en 2014 ak beneen parcelle 2 hectares ca Mbambilor Mamour Diallo moo ko signé en juillet 2018 à quelques mois élection présidentielle Madiambal Diagne ci nguuru Macky Sall la créé benn société immobilière maanaam léegi yamatul rek ci journalisme mais dafa créé benn société immobilière bu mag a mag tuddee ko SCI Pharaon jàppaluñ ko dara moom Madiambal mais juste pour wàll leen naka la Macky Sall géré kaw journalistes yi gënoon sonal Maître Wade ba daal di leen ni moom ñii daal ñoom bañoon ni ñoom ne taxawaay bi ñu amoon ci nguuru Maître Wade duñu mës a jóg kenn ki mooy Sidi Lamine Niass li ñuy nekk di coow nii yëpp 2013 la ko Sidi Lamine doon wax ju nekk nag dégg na ko jamono jooju bëggul kenn nguur gu ñëw mu contre la dafa soxor mais tey sénégalais yi ñooy jooy naan ay bu fi Sidi Lamine Niass nekkoon mais c'est trop tard parce que bi muy wax ngeen déglu ko woon Sidi Lamine xamoon na fan la Macky Sall nar a jëm. beneen journaliste bi mooy Pape Alé Niang bu ko neexoon moom itam def na yeneen gars yi parce que moo ëpp jàmm di nga am ay terrain di nga jot ci subvention presse bi ak yeneen mbaqus yoo xamante ni sénégalais yi duñ ko xam mais ba tey mi ngi campé ci position am. ngeen gis ni kon média yi war a nekk contre pouvoir nag tekkiwul contre nguur gi mais di veiller ci anam gi ñu yoree réew mi li ñuy woy ay marché public ci yenn conditions lañ koy attribuer rapport OFNAC yi IGE wala Cour des comptes lan moo ne ci biir di ko toj di ko leeral askan wi ñu mun koo xam ci làkk wi ñu comprendre mais dañoo gis ni ci nguuru Macky Sall benn ñaari journaliste ñoo koy def te malheureusement du yegg fa mu war a yegg parce que jàllul ci médias yi ñuy gën a suivre seetlu leen scandale yi fi xew ces dernières années ban ci médias yi ñuy gën a suivre ci biir réew mi médias traditionnels yi ñoo ci def traitement bu mucc ayib amul. lii moo waral information ñu daal di koy démocratiser ci internet bi tax ñii di def live ci réseaux sociaux yi Facebook wala YouTube ñeneen di créer ay chaînes pour yee askan wi nga xamante ni télévision yi divertissement kese la leen di proposer ngir nelawal leen parce que objectif Macky Sall loolu la woon te daf ko réussir moo tax askanu Sénégal ñu ci bëree bëri doon nelaw depuis 2012. réseaux sociaux yi nag ñëw jël place su médias yi information yi télé ak rajo ak journaux yi di la nëbb boo connecté woo en quelques secondes mu leer sa bopp. ñu gis ne réseaux sociaux yi mi ngi créer benn masse critique boo xamante ni tax na mënatuñ manipuler kenn lii moo tiital Macky Sall ba tax mu sàkku ci gouvernement am ñu créer ko benn projet de loi ci ni mu gën a gaawee benn dispositif bi tax mu mën a contrôler bépp réseaux sociaux support yi ñi gën a utiliser Sénégal muy Facebook YouTube ak yu ni mel ci projet boobu nag la ñuy ñëw. li Macky Sall layalee projet bi mu bëgg a dugal mooy nee na réseaux sociaux yi dafa contribuer ci lu nasaxal yenn droit yi rawatina wàllum vie privée xam nga lii bu ko Sénégal yi déggee dafay foog ne dañ ko bëgg a dimbali dañ ko bëgg a aar foofu nag la piège bi nekk ndax bu fekkee ni dañoo bëgg a préserver vie privée sénégalais yi ci réseaux sociaux yi Sénégal am na déjà loi boo xamante ni tënk na lépp loi baa nekk nii depuis 2008 mi ngi existé ñu ne loi bi lan moo ko tax a jóg. Elle veille à ce que les technologies de l'information et de la communication ne portent pas atteinte aux libertés individuelles ou publiques, notamment à la vie privée. maanaam fexe ba xarala yu yees yi bañ a nasaxal àqi doomi aadama rawatina vie privée am. Sénégal am na loi buy encadrer anam gi ñuy jëfandikoo internet depuis des années. ba noppi teg benn kuréel bu koy ceetu muy CDP te Awa Ndiaye daal di koy jiite nga dem ci page 13 jàpp 15 ci loi boobu noonu ñu prévoir ay sanctions pour képp ku respecté wul vie privée jàmbur ci internet. léegi lan moo leen tere appliquer loi bii nga xamante ni existe na ba noppi parce que protéger vie privée sénégalais yi taxu leen jóg musul nekk seen priorité bañ na ko ba li gën a am solo ci suñu dund muy suñu données personnelles dañoo signé partenariat ak waa Union européenne tubaab bi pour jébbal leen ko ngir ñuy mën di rapatrier bépp moodu ak faatu bu nekk seen réew te amul kayit defoon nañ ci benn vidéo spéciale. projet bi Macky Sall bëgg dugg ci réew mi ne dafay protéger vie privée sénégalais yi li ko tax a jóg dëgg mooy support yi nga xam ne dañoo remplacer médias yi léegi nekk ay lanceurs d'alerte di def ay live di yee sénégalais yi di dugal ay vidéo YouTube ngir sensibiliser jaam yi gars yi di ko partager WhatsApp ak fépp ñooñu la Macky Sall bëgg a arrêté
ci naka ci li ñuy ñëw. ñu bëri ci réseaux sociaux yi bokk na si d'ailleurs ay scientifique yoo xam ne dañu bëgg tur nga xam nga léegi ku bëgg siiw rek da ngay wax lu kenn ñemewul wax wala taxaw toog sa biir néeg defar sa vidéo raconter n'importe quoi génne ko avec titre professeur diw wala docteur nangam su ko defee nga wax yoo xam ne dara du ci dëgg dara amu ci. wax nañ leen sànq ni projet bi bind nañ ko ba noppi dañuy xool sénégalais yi naka lañ koy accueillir ñu door ko fësal wala ñu dellu si ginnaaw projet bi nee na ñi ko tax a jóg mooy ñu ñuy wooye ay OTT maanaam réseau yi nga xamante ni dañuy permettre utilisateurs yi di partager ay vidéo ay audio ak yeneen xeetu contenu ci biir internet te bu ñu waxee loolu mooy Facebook YouTube ak WhatsApp en tout cas mooy support yi sénégalais yi di gën a jëfandikoo pour communiquer mais aussi di partager ay information support yooyu noonu la Macky Sall bëgg a teg loxo naka la koy defee dafa ñëw ci article 5 ne xeetu réseau yooyu noonu léegi pour ñu mën a fonctionner Sénégal dañoo war a am autorisation tukkee ci ministère en charge des communications électroniques gannaaw ba ñu respecté yenn charte yoo xamante ni gouvernement bu Sénégal moo koy tëgg maanaam projet bi bés bu sottee Facebook YouTube ak yu ni mel dañuy demander autorisation d'abord pour mën a dox Sénégal te balaa ñuy demander autorisation ba tey ci biir projet bi ñu tëgg yooyu plateforme dañuy créer société biir Sénégal ba noppi jël 3 jàpp 4 sénégalais mais préciser wuñ ba xam personne yooyu noonu nguur gi moo leen di tànn mais li wérte wër mooy bëgg nañu teg seen ñooñ ci société yi Facebook YouTube ak yeneen xeetu réseaux sociaux yi di créer Sénégal pour que ñuy mën di supprimer yenn vidéo yi wala ay audio ci nu mu gën a yombee balaa muy siiw fii lañ nar a jëm ak Macky Sall dictature bu yéeme moo naram Sénégal. mais yemuñ ci pour mën a sanctionner réseaux sociaux yi par exemple ñi nga xamante ni dañuy bañ duñ supprimer yenn vidéo ak audio yi Macky Sall dafa sàkku ñu créer benn commission boo xamante ni 95% ña fay nekk ñëpp moom moo leen di tànn commission bi ñu ngi ko dippee commission internet et liberté pour l'encadrement des contenus échangés dans les réseaux sociaux ministère en charge des communications électroniques mooy président commission boobu noonu moo koy jiite yeneen membres yi ministère de l'intérieur lay jugee ARTP CNRA CDP ADIE maanaam banqaas yi nga xamante ni Macky Sall moo fay teg ñu ko neex léegi ñooñu noonu ñooy xool réseau social bi nga xamante ni sàmmoonteelul ak li ñu bëgg ñoom boo respecté wul règle li ñu wax sa application dootul dox Sénégal léegi ñu daal di ñëw ci article 13 ne réseaux sociaux bu respecté wul obligation yu ñu tëral ñoom commission bi mën na demander ministère en charge des communications électroniques mu suspendre sa autorisation pour benn diir wala retirer ko une bonne fois. par la suite ñu ñëw ci article 15 projet de loi bi ne képp ku publier ci réseaux sociaux yi loo xamante ni ay données sensibles la wala lu suñu yoon di aaye dañ la tëj benn jàpp ñetteeti kaso teg ci nga fay 1 million. ñu ñëwaat ci article 16 ne képp ku partager li ñuy wooyu données sensibles mais leeraluñ lan mooy données sensibles ak ñoom lan la ñu dippee données sensibles wala nga jàllale loo xamante ni wérul ak jibal kàddu yu ñàkk woroma daañ la teg même daan ñu prévoir ci article 15 maanaam benn jàpp ñetteeti kaso ak amende 1 million. ci article 2 projet de loi bi nee nañ aussi disposition yu bees yi dafay concerner également médias en ligne yi. sûrement ñeneen ñi dinañ posé wu la question ndax lii mën a nekk effectivement lu mën a nekk la ndax am na ci yeneen réew ndax Macky Sall amul dara lu muy perdre ci bloquer yenn plateformes yi Sénégal bañ na ko ba dafay fay ay chômeurs pour ñu koy défendre ci internet bi. ay Facebook YouTube WhatsApp aussi amul dara lu ñuy ñàkk bu leen Sénégal boycotté ndax représenté wuñu 0,01% ci seen utilisateur te li ñu leen di rapporter ci xaalis bariwul buñ ko comparé yeneen réew yi nga xamante ni ñoo ñu ëpp population gën ñu connecté. ñun nag suñu genre yi nga xamante ni YouTube la ñuy publier am nañ ay moyens pour contourner li Macky Sall bëgg Sénégal te buñ ci yeggee di ngeen ci xam dara duñ ko waxagum parce que boo ko waxee ñoom daañ ci mën a sukkandiku pour xoolaat projet de loi bi mais ñun moom dara duñu teree def li ñu bëgg a def. buñ ci yeggee daañu leen wax naka la ñuy doxalee ba contourner système bi woy di yee sénégalais yi ndax Macky Sall li mu bëgg mooy yàq réew mi mais kenn du am foo ko waxee buntu yëpp la bëgg a tëj ba kenn du mën a yuuxu ndax réseaux sociaux yi moo ko jaaxal parce que leer na ko ni bokk na ci li ko nar a daaneel da ngay gis sénégalais bu la wax ni man déglootuma rajo télé na ko noonu liiratuma journal lépp ci internet laa koy xamee buntu boobu nag la Macky Sall bëgg a tëj te jaral na ko lu ne parce que moom ñemewul jàmmarloo bëggul contradiction ñemewul critique ci jaay doole la bu ko yoree Sénégal moo tax na ku nekk pare te xam ne ci dictature bu métti lañ jëm ndax Macky Sall doyalagul ci nguur dafa bëgg a forcer mbir yi xam nañ fa la nar a jëm te ni mu koy doxalee mooy liberté d'expression dootul am Sénégal buntu yëpp mu daal di koy tëj ba kenn du wax te ku génn ñu duma la kon nag ku nekk pare kon taxaw seetlu bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di rajo incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.